li xew Bambey Sereer nag moo xew Ndakaaru moo xew Thiès moo xew dans tout le pays et puis xale yi dañoo fippu ndax dañoo sonn Macky Sall man dama ne Macky Sall gorewul Macky Sall bu gore woon yàlla mooy fal buur yàlla fal ko buur juróom-ñaari at mu ñëwaat war a mat 5 ans muy fukki at ak ñaar su gore woon rek lii du am kenn du dee kenn du taal kenn du yàq kenn du lakk yaa ngi dégg. léegi nag askan dañoo sonn dañoo tay waa solution bi leen la rek jaay doole bi la ñuy bàyyi parce que buñ nee réewu démocratie du mel nii dans ce pays là. kon daal Ousmane Sonko dañ ko jaay doole. dañ ko jaay doole. parce que li mu def doomu Ablaye Wade mi nga xam ne moo tax tey moom mu am teraanga muy Karim Wade ñëpp gis nañ ko mu def ko Khalifa Sall ñëpp gis nañ ko Ousmane Sonko nag yàlla dafa dogal mu nekk ndaw bu am ambition man mësuma ànd ak moom yow loolu leer na la mais man bëgguma injustice bëgguma kuy jaay doole yaa ngi dégg kon bu ko jàppee tëj rek yéena fitna. La démocratie. C'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu. ndaw ñi seen avenir moo nekk en jeu parce que bu ñu xoolee ci ñi fi nekk nii soo ëllëgee ñoom du ñu am repère du ñu am fu ñu mën a roy te comme que dañu xewoon ba am démocratie xeex ba am indépendance nañu ko jëmal nañ ko capitaliser te bañ koo yàq te ñii ma gisee ñu diriger nguur gi ñoom ñoo yàq démocratie ñoo koy naxasal. Où sont les hommes qui ont combattu pour avoir l'indépendance? Ana ñu. Oui. Tous les indépendantistes africains ana ñu. Ana ñoom Jomo Kenyatta, Houphouët-Boigny, ñoom Kwame Nkrumah, ñoom Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor, où sont-ils? Ana ñu. Boobu Macky Sall judduwul. kon ñi xeex tey ba mu tax mu nekk ci réew mu am démocratie bu mu ko yàq. Macky Sall moo nekk au cœur des faits. La principale cause c'est Macky Sall parce que li mu comploté jaay waay gi doole jël ko yóbbu tëj kon moom moo yee fitna. Macky Sall na génn jàkkaarloog population sénégalaise yëpp ci télé yi ci rajo yi mu prendre du recul mu tuubal askan wi tuubal suñu sëriñ yu tedd yi tuubal ñëpp la principale cause c'est Macky Sall je pèse bien mes mots j'insiste. Je persiste et je signe. ñun ñu jàngale histoire xam nañ li xew ci réew yu ne on a étudié les révolutions yi am xoolal le cas de la Chine en 1911 avec Sun Yat-sen il faut qu'il y ait un soulèvement populaire pour que ñoom ñu soog a taxawal démocratie saxal ko ba mu sax loolu moo dul yoon Macky Sall na prendre du recul na bàyyi li muy def dafa war a sant yàlla mi nga xam ne moo ko jox nguur. ñaari yoon fukki at ak ñaar nga yore ko nguur tëdd ci ay milliards boo gorewul def musiba na gore te dawal yoon ci nguur. voilà ok. waaw maaleykum salaam Tandine ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Victor di nuyu aussi waa Thiapi TV yëpp di wax rek yaakaar naa ne li xew si réew moom ñëpp ko yëgandoo aussi je pense que aussi ñëpp ko gisandoo donc di appel rek au calme. waaw loolu la ñuy woote parce que loolu moo ñu war appel au calme woote jàmm ak salaam ndax réew mi ñoo ko bokk. bu ñu bokkee nag loolu mu des séddoo faw ñu koy rafetal di ko pencoo di ko waxtaanee parce que amuñ lu dul Sénégal di ñu féete ci nguur gi ñuy féete ci kujje gi du président Macky Sall amuñ lu dul Sénégal di Sonko amuñ lu dul Sénégal danoo bokk Sénégal te bu Sénégal tàkkee ñëpp la tàkkal donc kon li ñuy woote mooy jàmm ak salaam ak dal. mbir mi dafa mel dafa rax leneen li wax naan ñiy gàmm ak ñuy ras dem dafa mel dafa bokkul parce que yaakaar naa ne manifesté wu ñaxtu la métti am nga droit manifesté wu mu ngi si constitution bi mais amoo droit yàq. la fi yëfu jàmbur public wala privé amoo droit te loolu lañ gis ci manifestation mel na dafa rax leneen te lii nag bu si teelu jóg mën na dem ba dégénérer ba romb sa loo xam ne bii peut-être ñu bëri yaakaaroon dina yegg fii nii kon daal ñu ngi woote jàmm di ñaan kilifa diine yi yëpp ñu wax côté Sonko ñu woote mag ñi kilifa yi génn wax woote jàmm ñu féetee ci nguur gi kilifa yi génn wax ñu woote jàmm kilifa diine aussi ñu génn wax ñu féetee ci kujje gi wax ñu féetee ci nguur gi ñu woote jàmm ñu toog waxtaan mënut a ñàkk. même dans les grandes guerres sax après fi mu mujjee mooy toog waxtaan autour d'une table donc balaa nag ñuy sori ci mbir mi nañ toog waxtaan ñu arrondir les angles ñu toog waxtaan ñoo xam ne réew mi ñoo ko bokk bu tàkkee ñëpp la tàkkal tey bu tàkkee yow mii amoo génn amoo foo jëm
bu tàkkee man mi amu fu ma jëm dem gàddaay donc réew mi lañ am nationalité sénégalaise lañ am donc kon nañ bàyyi xel si loolu ñu woote jàmm ak salaam woote dal dara jaru ko fi ci àdduna du politique du lenn lu jar lii nii ma gis nii kon nañ woote jàmm ak salaam ak dal ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk. Bambey séeréer ñu ngi doon yëngal Bambey séeréer ñu ngi doon yëngal booy génn sànq élèves yeeg yooyu doon yëngal ak ñoom ak takk der yi baaree télé bi mais Bambey commune fii gisaguñ dara te nag Bambey daanaka néew na ñaare ñu koy gis yenn violence yi mu néew na ñaari ñu ko gis yenn violence loolu aussi mën nañ si jàngat benn affaire na population bi aussi danoo yeewu ci lu bëree bëri te yàlla dafa def aussi Bambey ñëpp a xamante ñëpp ay mbokk la ñëpp a xamante amul lu fi mën a nit def tey jii nii balaa ngoon du ñu xam ne diw moo def lii bokkut ak Dakar ak yeneen région yi fii ñëpp a xamante Bambey dafa ndaw moo tax aussi luñ fiy wax wala luñ fiy def rek na doon jàmm ak salaam ñu woote jàmm kenn wootewul taal réew mi mais am nga droit bu la amee loolu naqare yow mi ni nga ko amee man mi noonu laa ko amee bu ma amee lu ma naqare ma génn manifesté wu mais fa lay yem mais manifester pacifiquement aussi loolu dafa am solo lool mais nag fii gis nañ manifestation yu si ëpp yu si bëri du doon pacifiquement manifestation violence lay doon te loolu dañ koy déplorer parce que réew mi ñoo ko bokk lu fi yàqu ëllëg ñun ñoo koy fay wala suñuy waajuroo koy fay donc kon nañ bàyyi xel si loolu ñu woote jàmm ak salaam ak dal xam ne Sénégal ñoo ko bokk Bambey ñoo ko bokk léegi nii ñu teel a see jóg teel a woote waxtaan ñu arrondir les angles comme ni ma koy léegi nii rek réew mi mën a continuer parce que actuellement nii réew mi situation bi nekk ni soxlawul lii Covid bi économiquement réew mi métti na couvre-feu baa ngi fii confinement bi ñu bëri da leen jàpp liggéey bëri taxaw na ñu bëri dàq nañ seen liggéey kon soxlawuñu loolu fi li ñu soxla moom mooy xeex ak Covid bi mu jógee fii ñàkk yi ñëw nit ñi ñàkku nit ñi wér ñu mën a delluwaat seen activité loolu lañ soxla mais pas lii vraiment c'est déplorable. waaw comme ni ko gars yi waxee rek loolu rek moo ci nekk muy que dëkk bi suñu dëkk la Bambey suñu dëkk la ak lu mën di am ci àdduna nañu doxee ak suñu xel bañ a doxee ak suñu xol te ñu xam ne fii lépp lu fi waaye def tamit suñu ndong leen koy fay xam ne tamit ñii nii tamit muy waa police waa gendarmerie ñooñu suñu kiiraange ñoom ñoo leen tax a jóg kon donc kon bu ñu demee tey bay bëgg a dal tey suñu kaw donc xëy na peut-être ñàkk lii rek la ñàkk déggante rek la kon gars yi nañ gën a fonkuwaat nañ gën a jàppuwaat gën leen a jàppale xam na tamit dëkk bi suñu dëkk la lépp lu mu fi mën di def tamit ñun ñooy assumer les conséquences loolu daal la amul mu ci wax. ma see sànni dara ndax sama xol réew mi yëpp tàkk na ñun ñaa ngi dee station Total yi ñu ngi koy taal ñu ngi taal Auchan yi te loolu lépp mënoon naa ñàkk lépp lu ko indi si diggante seen as ndaw su naan Adji Sarr ah. am 21 ans. waaw xale bu ndaw bëgg a taal suñu réew mi kilifa diine yi ñëpp jóg wax ki jiite réew mi tamit comprendre nga dégg naa démb télé xam nga ñu ne kilifa yi ñaan nañ ko mais nee na mbiram justice la ak mbiram man daal comprendre ma sax parce que mooy loolu quoi mais tamit nan arrêté taal beeg yooyu rek marché nag moom mën na am jërul ay taal nit ñi mën nañoo génn bu ñu génnee taxaw noonu xam nga pas benn 30 minutes wala benn 45 minutes mu jeexaa ñu wër ku nekk demaat sa kër toog. mais gars yi en général boo gisee dañ leen di rax tey boo gisee tey léeg-léeg day gis ñu nga xamante ni dañuy ñëw di woote jàmm mais daam ñu nekk seen ginnaaw di leen pousser déclencher xeer bu boobaa ñu ne waaw gars yi andi ñu jàmm te fekk na boobu ba ni jug jàmm moo leen tax a jug mais lii war naa mën a jeex quoi na président génn wax. xanaa comme ni ko ñëpp waxee rek di ko ñaawlu ndax li xew nii maanaam nekkul loo xam ne lu ñu sagal la ñun Sénégal te Sénégal foo mën di dem partout dans le monde il était targué de par sa démocratie. la raison Barack Obama bi ñu choisir ay pays yi nga xam ne moom la war a ñëw visiter en Afrique dana Sénégal lay dem ak Afrique du Sud. Kenya sax waxu ko te maamam Kenya la dëkk. mais il a choisi le Sénégal tout simplement parce que le Sénégal est un pays démocratique. waaw comme dañ koy naqarlu di ko naqarlu rek di lancer un appel ndax li xew-xew yëpp ñëpp xam nañ ko un appel rek nañuy lancer à toutes les forces vives de la nation que ça soit aux côtés du mouvement présidentiel que ça soit aux côtés de l'opposition que ça soit aussi des forces du côté des forces sociales. parce que ñooñu ñëpp en fait ñoom ñoo ŋànk actuellement démocratie te suñ ci waxul je pense que démocratie dina nax saay te démocratie su naxee ci dëkk moom ñëpp xam na li ci tegu. li gis démb li xew ci Sénégal li xew ci Dakar plus précisément je pense que ça c'est un peu bon naqarlu lañ ko parce que su demee ba ay dee di ci am rek daanaka li nga xam ne moo nekkoon suñu doole muy cohésion sociale muy jàmm la paix may gis ne daanaka day naax saay daal. di lancer un appel comme ni ko waxee président de la République parce que moom il est le père de la nation maanaam moo ñu njaboote ñun ñëpp donc c'est à lui de prendre les décisions adéquates parce que loolu tamit moo tax ñu teg ko fi. su problème amee Sénégal c'est à lui de sortir régler ko force vive aussi dama leen di appeler à ça soit sëriñ yi kilifa diine kilifa aada yi parce que ñoom aussi seen baat tamit am na loo xam ne importance bu am ci dëkk bi am na importance ba nga xam ne suñu waxee rek incha allah gëm naa ne affaire dina mën a dal. aussi tamit opposition aussi dama leen di laaj dama leen di woo parce que je comprends nag parfaitement seen position parce que dañoo gis ne instant bi liñ toll nii
injustice la te l'injustice doit être combattue jusqu'à la dernière énergie donc gis naa ne ñoo ngi koy combattre mais aussi nañ retrouver la raison xam ne lu mënti xew rek bon Sénégal la su yàqoo Sénégal la su baaxee Sénégal la lépp lu ñuy def daal nañ ko teg def dans le calme et dans la sérénité c'est leur droit de manifester parce que ils sont en difficulté parce que dañoo gis leen metti mais nag li may bañ mooy li xew feneen maanaam di dem di piller di yàq di saccager loolu moom émoti quoi. émoti loolu moom nanguma ko parce que luñ mënti yàq rek na jàpp ne du jàmbur nañ yàqal suñu bopp nañ yàqal ndax jàmbur yoo nga yaakaar ne ñoo nga yàqal sont des Sénégalais sont des pères de famille yoo xam ne maanaam si liggéey boobu noonu si nañ suturloo soo ko yàqee rek day mel ni bon ñun ñëpp nañ yàqal en tout cas daal d'accord naa à ce que ñu def marche une marche pacifique ba nga xam ne dañuy dénoncer en fait injustice yi nga xam ne au Sénégal